bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah 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 alhamdulillahi ala nicmati alislam wa kafa bilislami nicmatan alhamdulillahi ala nicmati aliman walhamdulillahi ala nicmati alihsan wassalatu wassalaamu ala man bucitha rahmatan lilalamin sayyidi alxalqi wa xabibi alxaqi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain wa radiyallahu an saaxibi alxatmiyati walkatmiyati mumiddi alawliyaai walaqtaabi sayyidina wa mawlaana ahmad attijaani radiyallahu anhu wa an saa'iri xulafaa'ihi wa ahli mahabbatihi ridwanullahi anhum ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu iqraaran bi rububiyyatihi wa irghaaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar sallallahu alayhi wa ala alihi almasabixi algurar mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla subhaanahu wa taala amati nañ mbégte mu rëy ak honneur ak yëkkatiku ak contentement ci dajewaat ak yéen ci jotaay yi nga xamante ni ay jotaay yi yàlla la jotaayu rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam jotaayu alquranul karim la jotaayu sunna sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la waaye ay jotaay la yoo xamante ni tamit dañ ci fàttalikoo suñuy diggante ñun suñu digganteeg suñu bopp suñu digganteeg suñu borom tabaraka wa taala jotaay la yoo xamante tamit comme niñ ko waxee dañuy bëgg rek mu nekk des moments d'échange des moments de partage des moments de fraternité des moments d'amour des moments de réponse à nos questions et nos questionnements mais nag de la manière la plus simple la plus accessible la plus limpide la plus facile parce que l'islam léppam facilité la waaw yuridu bikum allahu al yusra wala yuridu bikum al usra la yàlla wax yàlla nee na daal li mu namm mooy ñu am facilité ci lépp ci compréhension ci dégg-dégg ci gis-gis ba lépp leer yàlla wax na ko ci ay bërëb yu bari yu fasantikoo ci biir alquran yu wuute di wane ni moom moo bëgg yëf yi yomb moo tax nee na moom ci boppam inna allaha la yastaxyi an yadriba mathalan ma baudatan fa ma fawqaha waaw yàlla subhanahu wa taala du dara ci moom ci yërmandeem ci bëgg nit ñi dégg li mu bëgg Seydina Muhammad transmettre ko jaami jottali leen ko dafa dem ba àgg ci sax léeg-léeg mu joxe ay parabole joxe ay exemple joxe ay junju ci exemple yoo xamante ni ak ay orientation yoo xamante ni doomu aadama yi ñoom ci seen bopp dinañ ci mën a gindeeku ci bu gaaw ndax léeg-léeg nit exemple comme li ma koy waxee exemple ñaari mbir daf ci baax exemple dafa war a jege exemple dafa war a proche exemple dafa war a jege exemple dafa war a vivant ñaar yooyu la exemple dafa war a proche exemple dafa war a vivant moo tax son borom subhanahu wa taala bari na lu muy tudd yenn animaux yi ci biir alquran tudd na yoo bauda tudd na alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil tudd na alximaar ka mathali ximaarin yaxmilu asfaaran dégg nga bari na
tudd na zubaab weñ ci alquran dégg nga mën naa la jox exemple yu bëri yoo xamante ni borom bi tabaraka wa taala ci boppam mooy joxe ay exemple am yoo xamante ni dafa bëgg nit ñi jaar ca daal di comprendre xam message bi nga xamante ni moom la jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu pour lan la pour nit ñi dégg message bi gis nga léeg-léeg sax am na yu bëri da nga koy dégg ñu koy wax fekk junj rek la ay isharaat rek la waaw ndax yàlla lépp lu mu bëggul ñu comprendre ko du ko du ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tamit lépp lu mu bëggul ñu comprendre ko duñu ko wax duñu ko jotli waaye lépp lu génn ci làmmiñu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci ñun rek xamal ni yàlla nam nañu comprendre ko seulement daf ci am ay niveau de compréhension la yu bëri yoo xamante ni dañoo wuute dégg nga am na compréhension boo xamante ni jullit beeg ci dul jullit ñoo ci bokk yam wax naa leen ko soo ñëwee fii France soo ñëwee Europe soo ñëwee Amérique du ay problème amee ci l'islam la plupart des gens qu'on invite duñu ay jullit les spécialistes les grands spécialistes de l'islam yi ñuy woo ñu leen di interviewer ñuy wax du attentat amee wala benn xew-xew bu am wala Makka gi taxaw wala benn événement benn situation posé wu ci biir l'islam mais ña ñuy invité ñuy wax ci turu l'islam di wax l'islam di expliquer lii mooy lan lii mooy la ca des mais ñooñu li ci ëpp duñu ay jullit te dañoo jàng l'islam ba xam l'islam souvent même ils comprennent des choses dans l'islam que même les musulmans qui sont pratiquants ñoom duñ ko comprendre ci biir diine loolu mooy niveau bi nga xamante ni ñëpp ci bokk yam mooy soo ko jàngee rek wala nga dégg ko rek nga xam ko mu jeex soo ko jàngee rek wala nga dégg ko rek da nga koy xam comme ñëpp niñ ko xamee ma ngoog kooku mooy première wàllu l'islam léegi nag mu desee beneen bi nga xamante ni mooy déggu yàlla bu foor bi déggu yàlla yu foor yu kawe yooyu nga xamante ni du jóge ci njàngum téere mais leer la mooy loolu imaamu Shafii junjoon inna al ilma nuurun xam-xam boobu lay junj mooy xam-xam leer la leer googu day dugg ci xolu nit ki su duggee ci xolu nit ki léegi da koy indil yeneen i dégg-dégg yeneen i gis-gis yeneen i compréhension mooy li yàlla di junj ci alquran ne alladina yastambituunahu minhu mooy ñi nga xamante ni alquran ji ak sunna yonent bi day nekk ab fruit ñu jël ko rënk ko ba mu ñor ñu ñoral ko ba mu ñor su ñoree ñu pressé ko nal ko moom la wolof di wax nal ñu pressé ko ba génn ci jus mooy alladina yastambituunahu minhu loolu nag du ñëpp ñoo ko mën am na ñoo xamante ni li ñu mën mooy jël fruit bi xamp lekk mais am na ñoo xamante ne am nañ patience ak ragal yàlla ak teey ak jub ba dañuy mujj di génne ci fruit l'islam boobu fruit ay alquran yooyu dañuy dem ba commencé di ci génne ay xam-xam yoo xamante ni nit dina def téeméeri at di xool aay bi du ko gis loolu bari na ci waaw barki dem rek am na benn mbokk mu baax ndeysaan ñuy waxtaan ma koy wax yenn yëf yi ci alquran te yooyu du baatin observation kese la da ngay xool di ko gis waaw da ngay xool di ko gis comme par exemple du ñàkk moom muy suivre sax ma ne ko soo xoolee suratul ixlaas benn kasra moo ci am kasra mooy joxe le son i fatha mooy joxe le son a fatha ci kaw lay nekk mook damma ak sukun kasra ci suuf lay doon ma ne ko ixlaas benn kasra kase moo ci nekk benn kasra ixlaas benn kasra moo ci nekk te kasra boobu moo séparé suratul ixlaas en 2 parties égales kon kasra bi mooy ligne médiane bi la ligne médiane qui sépare suratul ixlaas en 2 parties égales waaw yooyu dafay am ñooñu nag sama borom subhanahu wa taala du ñëpp la koy xamal ma nga kooku mooy dëgg-dëggi xam-xam mooy li ñuy wax xam-xamu baatin li ñuy wax ñi nga xamante ni borom fatxu lañu borom kashfu lañu borom yi cër ci yàlla nga xamante ni yàlla da leen di wan yeneen i dégg-dégg ak yeneen i xam-xam ci alquran gis nga borom bi tabaraka wa taala
loolu noonu da koy may jaamam yu bari moo tax Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu daal di wax ne nitu yàlla du indi sharia bu bees waaye nee na dégg-dégg bu bees lay indi ci sharia al waliyu laa yati bi shar'in jadidin wa innama yati bi fahmin jadidin waaw moom waliyu du indi sharia bu bees mujaddid du indi sharia bu bees nitu yàlla murabbi du indi sharia bu bees déedéet waaye day indi déggin bu bees lay indi déggin bu bees beneen compréhension mais déggin bu bees c'est une nécessité parce que on n'a pas les mêmes problèmes déedéet problème yi xewoon ci année 2000 yi bokkut ak yi xew ci fi mu ne nii 2017 bi ça il faut le dire problème yi xewoon ci beneen millénaire bi bokkut ak suñuy problème problème yi amoon ci juróomi téeméeri at ci ginnaaw bokkut ak léegi problème yi amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkut ak problème yi ñu am léegi parce que ci ginnaaw tuuti rek ci année 80 yi rek parce que internet bi ak yi ñuy wax yu bees yi yëpp ci année 90 yi ci la tàkk 90 91 jëm suuf ci la internet juddu yu bëri ci la juddu développement et technologie ci la dem àgg ci paroxysme ah waxuma la sox loolu mais doo yéege ba ci kaw 18e siècle rek non 17e siècle sax entre siècle des Lumières les découvertes scientifiques yi yu bees yi dégg nga yooyu yëpp ay xew-xew la yoo xamante ni dafa indi yeneen question ci biir l'islam yoo xamante ni il faut que ñooñ waa l'islam répondre seeni contemporain boroom xam-xami l'islam yi répondre seeni contemporain loolu moo tax fi mu ne nii le vrai enjeu de l'islam c'est pas de réciter les textes déedéet réciter les textes loolu yomb na parce que wax naa ne la am na ay spécialistes yu nekk France fii ñu leen di woo ci France 24 BFM TV iTélé ak xawma fan ak fan CNews la tudd léegi ñu leen di invité te ñooñu mën a xamuñu dara ci l'islam gëmuñu yàlla ay athée lañu sax li ci ëpp ñi ci gën a déglu ay athée lañu ay athée mooy nee nañ sax yàlla amul kon dafa am ay question yoo xamante ni ñooñu l'islam yi ñi nga xamante ne ñooy toog ci kaw chaise yonent bi sallallahu alayhi wasallam di taxaw ci kaw mimbaru yonent bi di yor yetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di joxe le message du prophète Seydina Muhammad dañoo war a nag plonger wu dans les sciences dans les connaissances plonger wu ci jaamu yàlla ak sellal seen jaamu yàlla ba loolu ubbil leen ñu mën a comprendre les questions de leurs époques waaw loolu li koy maye du njàng loolu sellal la sellal sa xol sellal sa xel sellal sa jaamu yàlla am sincérité sa digganteeg sa borom ba borom bi tabaraka wa taala ubbil la ay xam-xam yoo xamante ni kenn mus ko dégg ci kaw suuf te lépp nag day nekk sa njariñu époque mooy époque bu nekk ils ont des problèmes qui leur sont particuliers qui leur sont propres fi mu ne nii ñun dañoo am yeneen question wu internet question wu julli ci train question wu julli ci avion yooyu mooy question yi dégg nga li ma bëgg a wax li ñuy wax planning familial li ñuy wax par exemple xawma lan GMA bi ñuy coow fii ci France li ñuy wax droit de l'homme li ñuy wax droit des minorités yooyu c'est des questions ak technologie bi ni mu doxee ban attitude la julliti war a am par rapport ak réseaux sociaux yi ban attitude la jullit yi war a am ak Facebook YouTube ñu yëpp taxawaay yu bees yooyu fay julli wàññi julli problème mu weer yi c'est ça les problèmes de notre époque léegi nag il faut apprendre les sciences de la religion boole kook les sciences profanes boole kook jaamu yàlla ak sellal yàlla ubbi sa dënn def ci ay xam-xam nga mën a tontu say question jamono su ko defee loolu lu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax wëlu yàlla Cheikh Tijani nee na day indi dégg bu bees waaye day du indi sharia bu bees mujaddid lay doon day renouveler religion bi revivifier ko mais du indi benn ponk l'islam bu bees du wàññi benn ponk ci ponk l'islam yi mais déggin bi ak adaptation bi ak réappropriation bi du message du Coran ak la lecture des événements de notre époque à la lumière
du Saint Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy enjeu ak défi ak perspective wu ñi nga xamante ni ay borom xam-xamu jamono lañu yàlla nañu yàlla dimbali su ko defee incha allah bala ñuy dem ci waxtaanu tay bi dafa am ñaari mbir rek yu ñu bëggoon a wax benn mbir mi mooy sant yàlla subhaanahu wa taala cant gu ànd ak ngërëm moom jëm ci moom yàlla mu nekk julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekk sàkkuk ngërëm ak ngërmande ci cheikh na Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu waaye tamit di gërëmaat jullit yëpp rawatina waa France ak waa diaspora bi ci taxawaay bu rëy bu rafet bi ñu am ci bisu waa ji ñuy seen ca kaw te mu tiim ñëpp muy cheikh alhaaji Omar al Fouti radiyallahu taala anhu bésam bu tedd bi bërki démb ci àjjuma ji monde bi yëpp ñëw jullit yëpp ñëw soppe yëpp ñëw ñu ànd màggal cheikh alhaaji Omar al Fouti radiyallahu anhu fàttaliku histoire am fàttaliku am njàngaleem dundaat ko tuddaat ko ay njabootam taxawaat tabarakallahu ñoom ñëpp ca mag ña ba ca ña nekk ndaw ci zahir ak ci baatin ñoom ñëpp kenn ku ci nekk taxaw def la la war taxawaay bu rëy taalibe yi ñëw soppe yi ñëw waa Paris yëpp ñëw waa Italie ñëw waa Norvège waa Belgique waa France ñëpp ñëw fekkee journée Cheikh El Hadj Omar boobu ñu def ko ci programme bu baax wasifa bu neex xadaral juma bu dëgër yaa ngi dégg salaat tasbix bu jaar yoon macha allah bu rafet bu amul benn erreur yàlla na ko yàlla nangu gàmm gu neex mbokk yi yëpp ñëw vraiment mu nekk sagu l'islam bi ndax Cheikh Omar du affaire de ay tariqa ak ay tijaan ak ay fii la bokk ak ay fii la bokk Cheikh Omar c'est l'islam c'est le symbole de l'islam c'est le symbole de l'islam waaw moom il faut que ñu xam loolu moo tax keroog bi ñuy wax ci moom ñi xam ñëpp xam na ni waxuñu ci sunu sëriñ waxuñu ci sunu mbokkum ku bokkal tariqa tijaan on parlait du symbole de celui qui symbolisait la foi l'islam les prédictions les promesses du prophète Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yam defoon ci 6e siècle Cheikh Omar dafa bokk ci ñi ko dëggal ci kaw suuf kooku du ku ñuy jàppee ay tariqa ak ay fii la bokk ak ay fii la bokk même budul sax islam Cheikh Omar dafay transcender les religions pour toucher l'humain l'homme en tant qu'homme surtout l'homme noir Cheikh Omar al Fouti radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ni négritude l'homme noir la dignité noire l'honneur noir le courage noir la science noire l'histoire noire la préhistoire noire ki ko dundal taxawal ko symboliser ko engagé wu ko représenter ko dans les moments les plus difficiles les plus noirs de l'histoire du monde surtout du monde noir kooku mooy Cheikh El Hadj Omar al Fouti ñeneen ñi ci des ñëpp ci ginnaawam la ñëw te ci barkeem lan defee liñ def loolu il faut ñoom xam nañ ko te man li may wax nii ñoom ñoo ko waxal seen bopp ñoom ñëpp ko reconnaître seen i njaboot reconnaître ko koo dégg muy wax ay waxi kat lañu ñuy wax pour ñu jox leen xaalis ak ñuy wax ñuy coow kase waaye Cheikh Omar al Fouti radiyallahu anhu du wax ak gaa yi seeni kilifa ak seeni papa ak seeni yaay seeni maam ñoom lay waxal ndax ñoom bokkut ak sax ñi ñuy tudd génération moom ci 1794 la ñëw jamono loolu du tey donc macha allah ñoo ngi amaat yeneen jotaay incha allah mu gën a yaatu incha allah ci Cheikh Omar dig nañ leen ko te incha allah ni leen ko waxee noonu lañ koy defee dinañ ñëwaat ci yeneen flanc ak yeneen pan ak yeneen dimension ci dundam yoo xamante ni ba tey jii Sénégal Afrique dañ ko ignorer dañ ko ñàkk xam am na ci loo xamante ni c'est au niveau étatique ñoo ko war a taxaw reconnaître ko def ko taxawal ko ba génération yi di ñëw yépp kenn du am erreur historique duñ def erreur historique par histoire kenn war ko caaxaane li ci des tamit am na ñoo xamante ni seeni intérêt bopp la ñuy jéem a défendre loolu moo tax ñuy jéem a wax yenn wax yooyu yëpp dinañ ko lijjanti dinañ ko leeral ba mu leer te lépp dañ koy teg ci xam-xam teg ko ci ay témoignages yu wóor jëlee ko fu leer fu wóor fu leer ñu indi ko benn par benn jihaadam jeeg téere yi bind ak hamdallah ak dégembereek fuutaak tukkeem ba dajeem ak Seydi Mouhamadul Ghali ijaazaam bi li ñuy wax naan itlaaq ak
du itlaaq ak yooyu yëpp dinañ ko leeral parce que léeg-léeg nga dégg ci yoo xamante ni kenn xamul lu mu doon te am na ci lu bari musiba la am na koo xamante ni song ko wala di wax luy jëm ci moom sax dafa wóorul même budul sax wilaya même budul alku gi nga ciy jëlee torox gi nga ciy jëlee dem sawara gi nga ciy jëlee dama ne historiquement notre histoire ne mérite pas cela on doit du respect de la déférence de la reconnaissance mais surtout un amour envers Cheikh Al Hadji Omar Al Fouti radiallahu taala anhu qui transcende et dépasse les clivages politico-religieux. Il dépasse tout cela. C'est un homme d'une dimension universelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous assiste dans cette entreprise par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Tidiane et de Cheikh Al Hadji Omar Al Fouti. Incha allah dinañ ci ñëwaat am na yu bëri yu ñu fa gis yu baax yu neex yoo xamante ni du ñàkk ci incha allah du ñu def compte rendu yi dinañ ci ñëw yàlla nañ ci yàlla jàppale. ñaareelu mbir mi ñu bëggoon a wax mooy waaw bismillah soxna Ami ñoo ngi koy ziyaara bu baax jërëjëf Mbodj jërëjëf soxna Ami Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Omar Al Fouti radiyallahu taala anhu moo ngi en ligne macha allah comme ni mu koy defee toujours moom xam na ni maamam mooy symbole islam moo tax fu ñuy liggéeyal islam rek nga gis ko mu daal di ñëw taxaw takk ndigam ni góor ñi di taxawee moom it mu taxawee noonu yàlla na yàlla fayal ñu ko taal dolli ko jàmm dolli ko wér dolli ko sutura taxawaay bu rafet lañu am macha allah keroog ci guddi gi ñoom ñëpp defaru ba rafet sol seen yu wert taxawal couleur l'islam taxawal seen maam ci fulla ci fayda teral ñëpp jox ñëpp ñu lekk ba suur ba naan ba mandi jox ruux yëpp ñu lekk ba suur ba naan ba mandi waaw dimbali ñëpp jàppale ñëpp ñaanal ñëpp yàlla na yàlla fay leen tabarakallah njaboot Cheikh Omar yi nekk France yëpp ñëwoon ñëpp sans exception ñëpp ba Sénégal am na ñu fa jóge rakku Cerno Madani ñëw na Serigne Cheikh Tidiane Tall ñëw na ñoom ñëpp nitu yàlla yëpp ñëw nañu gaa yu baax yëpp ñëw na yàlla na yàlla fayal ñu leen jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee ñaareelu poñ bi ñu bëggoon wax bala ñuy dem ci temu tey bi mooy dafa am sunu benn papa bu baax sunu papa la sunu maam la sunu nijaay la mu ngi tudd alxaaji Maodo Malick Dieng kër maam alxaaji la dëkk nag waaw moom dafa noppalu gis ngeen am na bis yéen a ngi dégg may ñaanal ku ñuy wax Demba Dieng boobu c'est un jeune sunu morom la moo ñu mag tuuti mais du loolu moom fan yee la gaañu ñu ñaanal ko fii en direct tey jii nii ñoo ngi ñaanal papaam gis nga tabarakallahu kon nga xam ni yàlla léeg-léeg dina wàcce ci kër ay nattoom ba dañuy yaakaar ni ñoom kese ñoo nekk ci kaw suuf xam nga loolu metti na xale bu góor boo xamante ni amagul 40 ans faatu jóge Italie indi ay conteneur am indi ay otoom dem ci xaritu mécanicien am di waxtaan ak moom foofu la daanoo faatu jeex na teguñ ca amagul fi mu ne nii fukki fan papaam ji ko jur faatu metti na lool waaw waaye nag lu metti ku baax lay dal jullit lay dal ñoo ngi toroxlu ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala mi nga xamante ni moom jaam yi suy bind du tàggu kenn suy rey du tàggu kenn lu ko neex mu def te kenn du laaj kenn dara amul kenn ku mu war a rendre compte ci ay action ak ay réaction moom yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi toroxlu ci kanamam di ko ñaan ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wasallam barke Cheikh na Ahmad Tijani barke Cheikh Omarul Fouti mi doon defal bésam fii bi bërki démb ci àjjuma ji yàlla na yàlla yërëm Pape Maodo Dieng yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla baal yàlla na ko yàlla sutural yàlla na dajeeg gaa yu baax yi yàlla na dajeeg turandoom yàlla na dajeeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu ñoo ngi xalaat bu baax ay doomam yépp ñoom Abdul Aziz ñoo doon jàngandoo biñ nekkee lycée Malick Sy yàlla seede na loolu ak ñoom sëñ Xaadim Mbóoj mii nekk fii ci Paris ñoo bokkoon doon jàng ñoom ñu nekkoon ca foyer baak yu demee noonu ndeysaan macha allah suñuy xarit lañu suñuy lépp lañu dégg nga sëtam yi ñoom Masina ak Ousseynou ci xale yi depuis les safina yu njëkk ya soo leen xoolee photo yu ancienne photo yu safina yi da nga ciy gis ñoom Ousseynou ñoo ñu nekk xale yu ndaw nekk primaire ak Masina donc ba tey jii on a cette image dans nos cœurs donc lu xew ci seen famille rek ñun dañuy fàttaliku démb ci loolu la ñuy nekk te ñoom ñooñu wax naa leen ne leen surtout nit yàlla bu mag boobu ñuy wax alxaaji Ishaq Diouf moo jur seen ndey seen yaay tamit di ku baax seen mam bu jigéen tamit yaay njaw di jigéen ju baax waaw yal na yàlla dolli leen jàmm yal na yàlla may leen xolu muñ te dee googu noonu yàlla gëjal ko ca famille ba
yàlla gëjal ko ca famille ba ñun mus ñoo def lu baax foofu ca koñ ba lu dul famille Dieng boobu dañuy ñëw ñoom ñëpp en masse premièrement deuxièmement indi seeni alal seen grand frère moo daan njëkk a def enveloppe def ci lu mat fukki junni wala lu ko ëpp jox soxna Nogay Njaay ne ko loolu ñuy defal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci koñ bi waa Safina di ko def demal nga defal ma ko ca kon nag macha allah su yàlla dogalee ci yërmandeem Pape Maodo dem ay njabootam des fa ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yërëm ko yàlla jéggal ko yàlla baal ko yàlla suturaal ko bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee maa ngi ñaan mbokk yi nga xamante ni ñëpp ñoo ngi may suivre à travers tout le monde entier gis naa waa Amérique yi gis naa waa France yi gis naa waa Italie yi gis naa waa Côte d'Ivoire yi gis naa waa Gabon yi ñëpp a ngi ci ligne bi maa ngi ñaan ñëpp jàng fatiha def ñetti ixlaas ñu yéene ko Pape Maodo Dieng ak ñi gaañu ci diggante bi ñëpp ak ñun ñi am ñëpp kenn ku am wayjur wu faatu muy sa ndey muy sa baay muy sa maam muy sa nijaay ñu yéene ko xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp yàlla jéggal leen yàlla baal leen yàlla sutural leen maa ngi ñaan ñëpp ñu jàng fatiha ak ñetti ixlaas ñu soog a jublu ci tam bi incha allah alxaaji Malick Dieng la tudd bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا لروح سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ليصله إلى روح عبدك الحاج مالك ديeng اللهم اغفر له وارحمه ولوالديه واغفر لابنه دمبا ديeng اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لهما ما قدما وما اخرا وما اسرا وما اعلنا وما انت اعلم به منهم اللهم اغفر لهما ولوالديهما ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërë ngeen jëf yàlla na yàlla nangul ñu nangul leen nangul ci lit yëpp kontaan nañ bu baax xam nga lii occasion la des milliers de personnes suñu nekkee en ligne nekk ci jamono bi yëpp ñu bokk jàngandoo Fatiha ñetti classe yéene ko Pape Maodo yéene waale ko xeetu yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam loolu c'est une grande chance yàlla nañ ko muurloo bi jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam soxna Diallo ñoo ngi lay ziara bu baax njëgeen maam as ñoo lay ziara bu baax a baax macha allah waaw tabarakallah heure bu ñu kii rek nga nekk suñu wet duñu wettali yàlla na yàlla dolli sa jàmm ak sa sutura ak sa teraanga yàlla yàgg la fi bàyyi nga yàgg ñoo wettali yàgg sa sang bi soxna ami Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Oumar Fouti radiyallahu taala anhu jërë ngeen jëf suñu leen nuyoo rek yaakaar naa mbooloo mi yëpp kontaan nañu xam nañ ni nuyu nañ ñëpp nuyu nañ soppe yëpp ndax yéen ñooñu tabarakallah yéenay suñuy sëriñ yéenay suñuy sang macha allah yàlla na yàlla dooli jàmm dooli sutura dooli teraanga bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mbokk yi dañuy delluwaat ci li ñu nekkoon sànq mooy li borom bi tabaraka wa taala wax ni moom moo yombalal islam ñëpp léegi nag su borom bi yombalalee mu jafe il y a un problème toujours comme ni ma koy waxee communication la communication dafa am émetteur am message am médium am récepteur léegi nag yii nii benn bu ci am problème rek musiba am léegi nag toujours dama leen di wax ne yii nii am na ci yoo xamante ne duñu am problème mënuñoo am problème émetteur bi du am problème mooy Allahu jalla waala mënul am problème loolu kenn du ko waxtaane du tem message bi mënta am problème ndax lu jóge ci yàlla subhanahu wa taala mënul am problème la tabdila li kalimatillah walan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwilan yàlla lu mu def noonu la te nam ko defee noonu la waaw lu mu def noonu la te nam ko defee noonu la gis nga incha allah dinañ ci ñëwaat ci du ma ci duggee damay tarxiisaat loolu laay bañ ma ngoog kon émetteur bi du am problème jamais mooy yàlla message bi du am problème mooy alquran ak sunna dégg nga médium bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom it du am problème ba faw ndax yàlla nee na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha suratul najmi soo ko jàngee borom bi tabaraka wa taala moo ngi wax ne
Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa maa yantiqu du wax mukk anil hawa di wax sous l'emprise de la passion yonent bi du waxee mukk ci bakken déedéet yonent bi lu mu wax rek fii yàlla beeg ko waxloo mooy xadara yàlla beeg ko waxloo yàlla ko waxloo waaye nag loolu yamul ci waxam déedéet yonent bi lu mu noppi du noppeeg bakken yonent bi lu mu def du defeeg bakken yonent bi lu mu bëgg du bëggeeg bakken yonent bi lu mu bañ du bañeeg bakken yonent bi fu mu dem du fa demeeg bakken yonent bi fu mu bañ a dem du fa bañ a demeeg bakken déedéet da nga koy topp ba mu jeex loolu ishaara alquran ay junju kase la waaye danga yow yaa koy jël di ko toj di ko décortiquer di ci génne yi ci son borom làq ci biir yërmandem su yàlla waxee ne yonent bi du waxeeg bakkenam mooy yonent bi lépp lu muy defee du xoolee bakkenam du noyeeg bakkenam du déggeeg bakkenam du bëggeeg bakkenam du jëfeeg bakkenam du laaleeg bakkenam du doxeeg bakkenam daraam du bakken sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne daraam du bakken léppam yàlla la léppam yàlla moom la ñuy junj ci biir jawharatul kamal ifadatika minka ilayka ifadatika minka ilayka ifadatika minka ilayka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du waxee bakken du jëfeeg bakken mënul laal bakken mënu koo laal yonent bi il est propre il est pur il est purifié yàllaa ko laabal setalal ko moom la Cheikh Omar Fouti waxoon dépp keroog ca bi ma leen di wax ca safinatu saada Cheikh Omar radiallahu taala anhu wax na ne waaw mu ne wa tathiruhu qabla al wiladati arsaxu Cheikh Omar moo wax loolu de wa tathiruhu qabla al wiladati arsaxu nee na setuk sayduna Muhammad ak laabalam mu ne jiitu na sax juddoom gi moom sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla yar na ko tarbiya ko ay junni at laataa dara di xew laataa asamaan di am laataa suuf di am laataa dara di am borom bi tabaraka wa taala defar na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seetal ko laabal ko soog ko wàcc ci jaami ngir jaami mën ko jariñoo yàlla nañu yàlla xiir ci ñu nangu setuk yonent bi ak taaram ndax setam comme ni ko Cheikh Omar waxee mooy setal képp ku tilim kon yonent bi mënul set bañ ko laaje ne ko lu tax yonent bi mënul set mënul tàq mu ne parce que moo war a setal ñi war a set ñëpp ñu junj sax ci maladie nosocomiale xam nu ko soxna ami sunu scientifique bi moom moo ñu ko dimbalee ko rek ndeysaan mooy feebar yoo xam te da nga ko jëlee ci biir hôpital wala nga jëlee ko ci bërëb bu ñuy fajoo fu centre de santé wala pharmacie wala xaw ma fan ak fan yàlla nañ ci yàlla dimbali moo ngoog su ko defee macha allahu taala borom bi tabaraka wa taala ci yërmandeem dafa bëgg nit ñi comprendre alquranul karim dafa bëgg ñu comprendre sunna kon émetteur bi du am problème jamais message bi du am problème jamais médium bi muy Seydina Mohamed du am problème jamais kon léegi fan la problème bi di nekk mooy au niveau du récepteur bi rek mooy am problème mooy ñun te le message coranique ki koy recevoir mooy un cœur. C'est ça qui nous ouvre les 3 dimensions de notre religion yi nga xamante ni tey ji moom lañ bëgg a waxtaane mooy islam ak iman ak ihsan ndax lii ñu bëgg a waxtaane moo ñuy ubbil buntu pour ñu mën a waxtaane thème yi ñu junjoon ci keroog bi ñuy def spécial Cheikh Omar bi yiñ ci bëgg a waxtaane mooy li ñuy wax tasawuf ay fatxuk kashfook qabul ak wusul ak maarifatu billahi ak dégg nga li ñuy wax mbaa yàlla ak baddil ak dégg nga yi ngay dégg yëpp fanaa baqaau saxqu maxqu saxu dégg nga terme suufi yooyu ngay dégg mu jommal la yëpp te terme yu simple la barki dem bi am na benn mbokk mu baax mu moo ne ma sëñ bi musumaa xam ni ndekete taxalleeg taxalli tajalli nii la simple ma ne ko nii la simple yonent bi dafa simplifier lépp Sayyiduna Cheikh Ahmed Tidiane dafa simplifier lépp borom xam-xam yi nga xamante ni yàlla da leen dimbali ñoo ko simplifier lépp mais gars yi ñoo ko jëlaat daal di koy complexifier ñoom ñoo ko defaat perturber bopp nit ñi jël ay termes yoo xamante termes yu simple la di ko waxee noo xamante ni c'est tellement aérien ba nit ñi dañ naan mais kii est-ce que du xool ay lawxul mahfuz ak kii dafa am yu muy dégg ak dafa am yu muy gis fekk gisul dara maag moom a yem day caaxaan kese. am na loo xamante ni dafa simplifier ko nit ñi même bu dee simple na ci yow da nga ko war a gën a simplifier mu gën a simple xanaa yow kañ xanaa def nga factorisation xanaa war ngaa jàng factorisation da ngay simplifier sëñ bi simplification mooy tax yëf yi yomb am na multiplication yoo xamante ni doo koy def ak division yoo xam division sax la division yoo même multiplication mais ay zéro ngay wàññi rek soog a multiplier wala nga diviser nombre yi ci des
loolu jarul àgg terminal wala nga dem université pour xam loolu. c'est très simple li ma bëgg a wax foofu mooy religion diine lu simple la compréhension diine lu simple la pratique gu diine lu simple la léegi nag yow doo soofee wala ngay déglu ku soof ku compliqué wala nga compliqué yow mais yaay indil sa bopp ay problème yoo xamante ni yàlla tegu la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tegu la ko kenn tegu la ko yaa nga teg sa bopp nit nag loo teg sa bopp yow la daan naa wax gars yi bu yàgg ne leen képp koo xamante ne yaa ngi wut yar di dóor sa bopp waroo yuuxu ku wut yar di dóor sa bopp loo yuuxu yaay dóor sa bopp kenn dóoru la loolu amul problème wax naa ne man bañu ma ku ma nax mais li ma mënta d'accord mooy may nax sama bopp man du ma nax sama bopp nax sa bopp baaxul nax sa bopp baaxul suñ la naxee nag parce que nit ku nekk mën loo yeewu am na ku la gën a yeewu looy ñor loo nekk naan di te am na ku la gën a saay-saay ku la xamante ni moo la gën a dof gën laa garaaw gën laa yeewu te moo ngi lay jàng di la étudier ba xam fi mu lay jaar ba nax la loolu c'est pas une honte d'être roulé dans la farine xam nga li bon mooy yow nga dem ci keesu dem jëndi sa saako farine indi ko sotti ko sa bopp loolu mooy musiba te léegi loolu ngay gis ci diine da ngay gis ñoo xamante ni yàlla da leen a leeralal yëf yi yombalal leen ko ñoom il cherche ce qui est compliqué il cherche ce qui est difficile diine doo ko waxee sax nu simple ñu ne ah non mais xanaa déedéet non commence di expliquer doo leen joxe leen yàlla jox ñu ne déedéet non il faut que nangam ak nangam commencé di indi ay philosophie ay xalaat ak ay science ak ay cartésien ak ay xawma lan ak lan déedéet yooyu dalay sonal dalay perturber jàppal ay cotes yu yomb yu leer nga jàpp ko comme ni ko mag ñi jàppee woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàppee ñu ko nga gis nga xool l'islam dimension ba nga xamante ni moom nga ci gën a adapté nga topp ko jàmm ne ñooy su ëllëgee ku nekk loo am nga jël ci kanamu yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla nangul yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla baal yàlla nañu yàlla suturaal bi jaahi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee l'islam damay wax toujours ne benn garab la boo xamante ni dafa am ñetti branche dafa am garab la gu am ñetti branche bu njëkk bi moom la ñuy wax islam nag moo gën a yomba xam suñ la laaji islam demal wax ne doo demee ci suratu Ali Imran aaya 19 xoolal ubbil sa kaamil wala sa muslim pro xool ko aaya 19 di nga liir foofu yàlla nee na inna diina inda allahi l'islam certes la religion agréée acceptée exaucée d'Allah c'est l'islam waaw c'est très simple à comprendre dul na la l'islam neel mooy diine yàlla su ne la lan mooy l'islam neel mooy diine Seydina Muhammad su ne la lan mooy l'islam neel mooy diine yonent yi jiitu woon ñëpp jeex na xoolal lii ni mu simple l'islam mooy la religion d'Allah la religion acceptée exaucée d'Allah su ne la l'islam mooy lan neel sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan taal wallahi soxna ami dëgg la sallallahu alayhi wa sallam nee na yombalal leen te bu leen jafeel yassiru wala tuassiru bashiru wala tunaffiru yombalal leen te bu leen jafeel te ngeen joxe bonne nouvelle yi te bañ bàyyi yóbbu nit ñi safara yonent bee ko wax de xam nga am na ñoo xamante ni fu ñu toll saaf rek la ñuy wax saaf dan lay saaf ci safara dinañ la ruusi ci safara dinañ la baxal ci safara dinañ la lakk ci safara te kat man li ma ci neex te jaaxal ma ci mooy ñoom ñooñu di wax loolu nit ñi di yóbbu nit ñi safara ñoom duñ dem safara ñoom duñ yóbbu seen bopp safara de seen doom du dem safara seen papa du dem safara seen yaay du dem safara seen maam du dem safara bu dee ci ab organisation lañ bokk muy mouvement wala ab tariqa wala xawma fan ñoom duñ dem safara léegi ñen ñooy dem safara mooy li philosophie daan wax fii ci France l'enfer c'est les autres déedéet yonent bi nee na l'enfer c'est pas les autres ku xam safara la fa nekk doo ko yéene benn jullit doo ko yéene sax ab yéefar doo ko yéene sax yow safara àdduna bi rek yéene woo ko kenn ñun ñii ñëpp nous sommes tous outrés touchés choqués malmenés dans notre esprit insultés dans notre conscience par les images désolantes qu'on voit en Birmanie te loolu gis nga jullit yooyu ñuy jël ak di leen lakk soo koy seetaan da ngay jooy te yàlla nee na naaru jahannama ashaddu harran safara si ñuy wax sa ëllëg jegewul sax il y a même pas raison de comparaison entre le feu sur terre et le feu dans l'au-delà
te yow feu sur terre rek xoolal bërki dem Espagne plus de 50 morts le feu def na ko bërki démb def na ko lu ëpp plus de 100 morts aux États-Unis le feu safara te li koy def ko benn mégo bu ndaw la yow bu dee safara si àdduna bi yow mii waaraate yow ñeme woo cee def sa loxo nga bëgg a jël nag ku tourné nga ne safara la jëm ku taxaw nga ne safara la jëm ku wax nga ne safara la jëm te yow doo dem safara doo yóbbu sa bopp safara doo leen dégg mukk ñu ne man safara laay jëm te pourtant yaa ngi def loo xamante ni alxuraan nee na ku ko def safara la jëm yaa ngi jëw yaa ngi fen yaa ngi def lii yaa ngi def la ca des yaa ngi doo yóbbu sa jabar doo yóbbu sa doom doo yóbbu sa nijaay doo yóbbu sa maam doo yóbbu say mbokk déedéet doo yóbbu ñi nga bokkal mouvement doo yóbbu ñi nga bokkal association religieuse doo yóbbu ñi nga bokkal tariqa yow daal ñeneen ñi daal ñooy dem safara yow yaay dem aljana yaag sa papa ak sa yaay sa nijaay ak sa maam yaa baax aljana yàlla ji ni mu yaatoo aljana ji place ya fa nekk yow waxuma la aljana sax mais suuf si rek la terre la ñëpp mën na ñoom immeuble kenn ku nekk suuf si du jeex ñun ñoo xamul rek c'est la répartition c'est la mauvaise répartition des richesses moo indi problème yi mais du yàlla wa ardullahi waasi'a yàlla nee na sama suuf si yaatu na yàlla du ne yaatu na mënatul xat suuf si yaatu na ñun ñooy xatal kon li ma bëgg a wax bu dee suuf si moo yaatu ba ñëpp am fi place ma ne aljana yàlla ji ñëpp xaj nañ ci yéena leen ci yéene même ñu dul jullit nañ leen ci yéene yàlla yóbbu leen ci yàlla na yàlla gindi ñëpp bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee islam moo ngoog inna diina inda allahi l islam diine yàlla mooy l'islam mooy diine ji jiitu woon waa léegi nañu wax ci l'islam en tant que concept l'islam c'est très simple dama koy simplifier après ma indi leen nag exemple bu neex dans les faits su ma paree ma def noonu ci iman def noonu ci ihsan su ma paree nag ñu ubbi débat bi ñu waxtaan suñu biir ñun ñëpp ñu poser question def ay remarque def ay critique ñu bokk waxtaan incha allahu taala aywa l'islam c'est ñun la plupart dem nañ ba au moins 3e waaw soo demee ba 3e wala 4e di nga jàng dissertation ñetti partie la dafa am introduction ak développement ak conclusion ah léegi dafa am benn plan bu ñuy tuddee plan dialectique boo xamante ni moom it ñetti partie la dafa am li ñuy wax la thèse l'antithèse et la synthèse jàppal ma loolu dafa am beneen taxawaay bu am ci histoire lu ñuy wax dooy jàng histoire mooy dooy jàng empire yi ak royaume yi ak nguur yi ak état yi dafa am ñetti pàcc yu ci nekk mooy lan li ñuy wax naissance apogée ak déclin naissance apogée déclin fait thèse antithèse ak synthèse fait bu dee fële ñun primaire wala secondaire je veux dire wala terminal sax mu ne am lan introduction développement ak conclusion ñett yooyu la gis nga ñett yi soo ko comprendre bu dee mus ngaa jàng nga xam luy thèse antithèse synthèse wala nga xam luy développement introduction ak développement ak conclusion wala nga xam li ñuy wax lan ñetteel ba lanati la woon thèse antithèse synthèse introduction développement conclusion ak naissance ak apogée ak déclin yii soo ko xamee rek jeex na li ma la bëgg a wax mooy islam diine l'islam xam nga religion révélée yi yan la c'est le judaïsme et le christianisme kon jàppal ne ñett la judaïsme christianisme islam ñett la léegi su la neexee nga defal ma li ñuy wax transposition wala nga defal ma li ñuy wax projection ci mathématique defal ma ko ci ñett yi ma la waxoon soo jëlee judaïsme jël christianisme jël islam muy ñett léegi mën ngaa bind introduction ci judaïsme bind développement ci christianisme def conclusion ci islam su la neexee nga jël bu dee ci côté philosophique nga jël li ñuy wax thèse muy judaïsme
antithèse du christianisme synthèse du islam. bu dee ci côté histoire la nga jël naissance muy judaïsme, apogée muy lan christianisme, déclin de l'islam. léegi nag yii nii ay dama leen di jox ay code rek pour ngeen comprendre diine ji très simplement. léegi fii nii bu mujj bii ma wax nag foofu la waxtaan wi di nekk mooy naissance ak lan apogée mooy le summum, le sommet mooy nguur ak état du demee wala royaume wala empire su demee ba dooleem kenn mënutu ko comme ñu ne empire romain wala empire byzantin wala le royaume d'Aksum wala synthèse également islam. waaw taal dëgg la ma ngoog kon thèse bi mooy judaïsme, antithèse bi christianisme, synthèse bi mooy islam. jërëjëf ma ngoog kon déclin bi moo ma intéressé. naissance loolu ñëpp xam nañ ko mooy juddu. apogée mooy soo demee ba nekk xale lu góor nekk mukallaf nekk adulte mooy nguur su demee ba mat sëkk am doole toll ci diggu dooleem bañ koy waxtaanee di ko bind empire ottoman empire mongol, empire byzantin, empire romain, dégg nga Alexandre le Grand ak Macédoine dégg nga ponkal yooyu nga ñëw ba ci monde bii nii nga dem ba ci lu mel ni kii Hitler ak dooleem dégg nga wàcc ba ci le monde actuel les gendarmes du monde mooy américains yi kooku mooy apogée fi ne ñoo ngi seen apogée. léegi nag apogée boo gis day am déclin bi ci l'islam la dal mais fii du signifier déclin parce que déclin bi mooy cycle bi moo jeex. cycle bi du jeexee nag dafay am benn renouvellement bu bees tàq moo tax mu mel ni déclin la dafa mel ni dafa jeex dafa dee affaire bi dafa amatul fekk na nuyoo déedéet ça va renaître des cendres de cet apogée là et de cette naissance là. kon léegi kenn dootul wax naissance mais léegi renaissance la ñuy wax renaissance moom laa waxoon gars ya ca exposition bu mag ban defoon ca Dakar ñuy wax renaissance africaine. def ko ba mu àggal binduñu ci Cheikh Oumar Foutiyou boolewuñu ci Cheikh Oumar Foutiyou boolewuñu ci Bilal Ibn Rabah boolewuñu ci Ashamata le Négus de l'Éthiopie. ma ne leen déedéet vous avez raté le comité scientifique, la commission scientifique, ñi yoroon organisation scientifique gu cette renaissance africaine. man leen vous avez fait une faute historique boo xamante ni di ngeen ko war a corriger waaye mujj nañ ko corriger daal di rappeler ne Cheikh Oumar Fouti kenn mënta wax renaissance africaine te tuddoo ko. kon renaissance la ñuy wax léegi nii renaissance boobu nag mooy islam. léegi nañ jógee ci côté histoire ak philosophie ak littérature. léegi nañu dem ci dëgg-dëgg su ne religion juive, religion chrétienne, religion musulmane kenn ku ci nekk ci ñoom lan mooy sa spécificité, lan mooy sa mission, lan mooy sa signe particulier, lan mooy sa mandarga bi nga xamante ni bokk ko kenn ci ngay comprendre lan mooy l'islam. déglul xoolal le judaïsme mooy religion bi nga xamante ni mooy symboliser le matérialisme, la matière. loolu ñun xamoon nañ ko ci ay jàng waaye bi ñëwee ba France ba Amérique ba àgg fenn ci gëstu ak njàng ba jàng li ñuy wax les groupes de pression. kooku dooy def science politique mënoo ko ñàkk jàng li ñuy wax les groupes de pression moom la ñuy wax ci beneen terme bu gën a péjoratif les lobbies mooy les groupes de pression, les groupes d'intérêt. moo tax léeg-léeg ñu Sénégal da ngay dégg ñu utiliser terme yoo xamante ni ñoom suñu xamoon terme yi lu muy signifier duñ ko utiliser mukk. waaw am na terme yu ñuy utiliser
da ngay dégg ñu naan lobby nangam ci Sénégal man leen yéen xamoo leen luy lobby de soo leen jàngoon ba xam luy lobby di ngeen wax leneen lu dul lobby waaw léeg-léeg nga dégg ñu koy wax man day fi ci nangam laa bokk waaw waaw ci maa ngi appartenir ci fraternité sangam wala ci xam nga am na terme yoo xamante ni organisation occulte yi ñoo koy utiliser léegi nag fexe nañ ba jaxase ko ci suñu biir vocabulaire ah terme loge yëpp ñun dañ koy utiliser même léeg-léeg da nga gis ay texte diine ñu ciy utiliser ay termes yoo xamante ni c'est des termes maçonniques des termes yoo xamante ni amul benn religion amul benn relation ak diine donc moo tax il faut faire très attention avec les jargons parce que monde bu nekk monde médical monde pharmaceutique monde économique monde juridique monde botanique monde monde boo gis am na ay termam ñu nit am nañ suñuy terme dañuy utiliser suñuy terme suñ ko xamul ñu utiliser le terme en français mu jeex waaw léeg-léeg nga dégg ñu naan ah lui il est d'obédience tidiane ma ne déedéet yow xamoo luy obédience xamoo luy obédience soo demoon ci dictionnaire bi ba jàng obédience lire gëstu xam luy obédience doo wax mukk ne lui il est de non il est de la man sax du ma wax il est de la confrérie man doo leen dégg ma wax ko il est de la tariqa tijaniya laay wax confrérie déedéet yow li ngay déggee confrérie ak doo bindee confrérie jox ko ab tubaab wala nga jox ko ab américain li muy signifier bokkul de dañuy jàpp ne ab secte nga de wala kat ab organisation occulte nga il faut faire très attention avec la terminologie gis nga dooy def droit dafa am cours spécial boo xamante ni doo ci jàng lu dul mot bi lu muy signifier moom la ñuy wax cours terminologie pour avoir le jargon juridique bi diine dafa am jargon keneen dafa am jargon yooyu yëpp dama leen koy wax il faut faire très attention am nay jamono daan naa ko wax gars yi léeg-léeg du ñuy bind ñu naan le tijanisme man leen effacer cela bu leen bind tijanisme bind leen la tijaniya beneen tarixa sama yeneen mbokk yi bokk ci yeneen tarixa yi damay gis léeg-léeg ñu bind man ma bind la inbox ne la changer sa texte boo xamante ni yow maîtriser woo ko loolu lu leer laa leen di wax tijanisme mooy lan yow tu veux dire tariqa tijaniya mais en français le terme isme foo ko gis rek ça signifie un excès tariqa tijan du tariqa excès yeneen tariqa yi du tariqa excès islamisme tamit kenn du ko wax islam la ñuy wax am na benn bis benn mbokk ñëwoon ca kër Maam Alaaji yàgg na tuuti si ay séeréer yu dëkk ci ngent foofu kenn ñoo leen indi woon ñoo indi tubaab bi foofu pour mu tuub mu daal di ñëw bi muy waaj a tuub ma ne ko dama bëggoon bu dee am nga ay question nga laaj ma ko ci l'islam ak ci religion bi ak soo poser ces questions ba noppi nag ma wax say motivation lan moo la tax nga bëgg a dugg ci l'islam yàgg na léegi waa ji ne ma je vais commencer par mes motivations expliquez ma wax ma ay waxam yëpp ba pare ma ne ko d'accord on est d'accord ma ne ko maintenant je suis à votre disposition pour toutes les questions de tout ordre je suis à votre disposition léegi mu def benn discours am bu rëy def ci presque ay 5-6 questions ci benn discours noonu la ko defee man ma noté lépp mais moom heure buy wax il parle de islamisme. L'islamisme, c'est une religion, donc je voudrais savoir les principaux thèmes que développe la spiritualité musulmane. Je voudrais savoir l'islamisme, dans quelle contrée il est né. Lu mu wax ni islamisme bi mu paree jox ma ne ma question yaa ngoog ma ne ko man li ma lay njëkk a wax mooy yow question yi nga posé fii de doo ko amee réponse mu ne ma c'est vous qui m'avez promis de répondre à toutes mes questions ma ne ko oui mais vous posez des questions sur l'islamisme or nous ne sommes pas des islamistes nous sommes des musulmans ndeysaan wallahi jotaay bu doy waar la woon jotaay bu doy waar la woon waaw
ma ne ko yow tu m'as posé des questions sur l'islamisme et non sur l'islam et ici tu es venu pour embrasser l'islam et non l'islamisme. ma ne ko si tu veux qu'on parle de l'islamisme on va parler de l'islamisme en tant que chercheur, en tant qu'observateur, en tant que des gens qui essaient de comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais bu dee yow religion Seydina Mohamed moo la tax a jóg kooku tuddul islamisme moo ngi tudd islam waa ji xalangu ci suuf wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim moo tax te loolu du problème de xam nga loolu du problème mu diine du problème mu xam-xam problème mu terme la problème mu vocable la vocable problème mu jargon la problème mu terminologie la kon fi mu ne nii moom dugaloon nañu ci guuta koo xamante ni suñu yàlla deful woon dimbal ci barke mag ña fa toogoon musiba am parce que du jugee luñ ko tontu ci islamisme lañ ko tontu fekk islamisme ak islam amul dara lu ñu bokk moo tax le terme isme il faut faire très attention avec ça donc kon li ma bëgg a wax foofu mooy matérialisme c'est ce qui symbolise la religion juive te loolu wax naa leen ko France gii ñu nekk nii loolu kenn du ma weddi au contraire dañ may dëggal soo demee Amérique ñoo yor armée ba ñoo yor économie ba ñoo yor presse ba yaa ngi dégg ñoo yor cinéma ba te yii mooy alali àdduna fi mu ne nii armée média économie mooy banque yi ak lan ak cinéma bu leen ko xeeb de Sénégal nag amatul cinéma waaye cinéma force bu rëy la parce que dafa bokk ci liy façonné bopp doomu aadama yi lu leen bëgg a gëmloo li ci ëpp ci cinéma lañ koy jaarale gisoo bi ñu gisee jeunesse européenne occidentale en général commencé du intéressé wu ci spiritualité musulmane ci lañ commencé di ñoom it di dugg ci lu métaphysique lu ëpp xel créer ay Star Wars créer kii loolu Amérique la nekk Amérique xale boobu ndeysaan loolu di jar xaalis bu bari rek ma xam nga man duma yooyu duma ko seetaan am na nuñ koy waxee lu bari xaalis la di te booy bi am ay pouvoir rek nii kum ñëw ci sa bopp nga bind ko kii booy bi nekk rek Amérique benn jigéen a koy bind ay xalaatam rek lay wax de booy paa bi yor benn baguette magique nii di def ay kéemaanam xam nga nuñ koy waxee tee waaw ma ngoog te ay milliards la ndaw si fi ne ni milliardaire la ndax production boobu noonu xam ngeen li may bëgg a wax dégg nga créer ay jeux yoo xamante ni day naaw ay film yoo xamante ni film extraterrestre la pourquoi parce que xam na ni seen jeunesse bi il commence à s'intéresser à la spiritualité or la spiritualité la vraie spiritualité ne réside que dans l'islam aywa ñu dem kon matérialisme matérialité matériel matière alal nguur nooy neex loolu mooy symbole judaïque de notre époque